xarit ci wolof ci gàttal ànd ceeg Barthélémy Ngom salaamaaleykum Barthélémy. maaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree ko campagne njaayum gerte gi ak i jafe-jafeem dogal gi ci nguur gi jëloon ne dakkal na exportation yi kuréel gi ëmb baykat ya ca Saloum ne amul benn njëriñ ndaxte am na ay opérateurs yu ko respecté wul di jaar ci weneen yoon di jënd gerte gi di denc ba noppi nag di xaar autorités yi jëlee fi dogal gi su ko defee ñu yóbbu ndànk seen i gerte Sénégal ak Gambie seen i autorité daanu tàmbali waxtaan ngir saafara jafe-jafe yi dem beeg dikk bi diggante ñaari réew yi loolu nag gannaaw ba syndicat bi ëmb transporteur ya ca Gambie ne boo moytuwul daanu bloqué oto yu Sénégal yi ndaxte dañu gis ne daal ñu bañ a tee dugg Gambie ndaxte dañ gis ne Sénégal respecté wul li nga xamante ni moom la CEDEAO tëral jëm ci dem ak dikku nit ñi ak seen i moomeel ci réew yi ko seq waa Gambie nag ne loolu ñu nasoon ba tey jóguñu ci bu saafara amul rek ñu daal di ko doxal. bus rapide transit bi nguur bi jógte tàmbali lor doomu aadama ku weddi laaj commerçant yi ca Liberté 6 tey la ñu leen di jëlee fa ñu nekk ñi ngànk projet bi nag ne kafuñu ci délai ba jot na te waxtu du ci tegu ndaxte la waroon yëpp def nañu ko ñoom ñëpp damp nañu leen tàggat yaram Youssouf Bodian xibaari aada yi Ana Rocha yéeni kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. Barthélémy Ngom. mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média Abdou Thiam moo fare ci machine yi xibaar yi ñu dooree kook kii ñu jàpp ne moo faat xale bi di Abiboulaye Camara tey jii lay wëlbatikuwaat dem ci kanamu procureur bu Louga sëriñu daara boobu nag di Latif Cissé dafa amoon démb lii di retour de parquet waajuru xale boobu di Abiboulaye Camara nag ànd ak kuréel gi ëmb sëriñu daara ya ca Louga daañu amalab ndajeek taskatu xibaar yi ni ki tey jii ci mbir moomule Abiboulaye Camara moom li ñu jàpp ne moo ko faat mu di traumatisme crânien loolu moom moo tukkee ci autopsie bi ñetti nappkat yi Soumbédioune réer guddeeg àllarba jàpp alxames ba léegi kenn gisagu leen donte sax ñu ngi wër ba tey waaye daal kenn tegagu leen gët dem ca Fimela nekk ci Fatick lu ëpp at a ngi nii ñàkk ndox sonal leen muy nag loo xamante ni métti na lool ONG Action Humanitaire pour le Développement Intégré ab ONG la buy yëngu ci wàllum développement ci benn bataaxal bu nga xamante ni bind na ko ONG bi daal di ñaawlu lu ne mel ndaxte dañu gis ne lu ëpp fanweeri junniy doomu aadama ñooy dund foofule ca Fimela te tey ñu ngi dund situation bu métti loolaa tax ONG bi di sàkku ndimbal ci autorités yi nu mu gën a gaawee ngir rek ñu wàllu si waa Fimela boobu ñu ànd ci Aminata Goudiaby. ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku ci Ndangaan ak itam ci yeneen village yu féete ci commune bu Fimela moo tax ba ONG bi di Action Humaine pour le Développement Intégré génne ab communiqué boo xam ni ki ko signé moom moo di président conseil d'administration bu ONG boobu nag ni ñoom ñi ngi bokk naqar bi ak askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci Fimela ak li ko wër ñàkkum ndox moomee nee ñu daanaka lu ëpp at a ngi nii ñoom ñu koy dund te lu tollook fanweeri junni doomu aadama ak ñaar ñoom ñoo ci loru ci weer yi sax ñu ni situation bi dafa mel ni lu gën a yokku samedi yamook juróom-ñetti fan ci weeru février bi ñu weesu askan yi yeewoo ci village yu Ndangaan ak itam yu Yaayem dañu defoon ab doxu ñaxtu ngir métti lu ñàkkum ndox moomu ci yenn gox yi nekkee ci commune boobee di Fimela nee ñu ndox mi diggante 0h jàpp 5h du matin lay ñëw ca yeneen village moom daanaka toq ndox duñ ko gis ñàkkum ndox moomu nag buñ sukkandikoo ci déclaration bi nga xam ni moom la ONG Action Humaine pour le Développement génnee jur gi sax daf cee loru waaye nag ñu xamle ne waa OFOR di office des forages ruraux ñoom jàppale nañ leen ci ay citernes yoo xam ne ñoo leen di séddale ndox saa su ne waaye ndox moomee matewul ba tax na jigéen ñi dañuy faral di dem ci teen yi di jukki ngir am ndox ngir nag jàppale askan wi wàcce leen seen coono googu ONG bi nag di woo gouvernement bi mu defar forage yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci village yu Yaayem ak itam yu Ngooyee waaye jafe-jafe bi solution à long terme lañ ci war a wutu Amakodou Diouf nga xam ne moom mooy PCA bu ONG Action Humaine pour le Développement di wax ne nguur gi war naa bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a ñàkk seen liggéey ndax ñàkkum ndox mu ni mel ci secteur touristique bi foofee ca Fimela ñu xamal ni sax am na hôtelier yoo xam ne ak itam ay aubergiste fi mu ne seen ay bénéfice dafa wàcc bu baax a baax Aminata Goudiaby Fatick RFM. doon naa leen ko junj ci bopp xabaar yi campagne njaayum gerte gi ak jafe-jafeem dogal gu ci nguur gi jëloon ne dafay dakkal exportation yi ngeen baal ma kuréel gi ëmb béykat ya ca Saloum ne amul benn njëriñ ndaxte am na ñooñu béykat yoo nga xam ñooñu opérateur yoo nga xamante ni daal respecté wuñu ko di jaar ci weneen yoon di jënd gerte gi di denc ba noppi nag di xaar autorités yi jëlee fi dogal gi su ko defee ñu yóbbu seen i gerte Ibrahima Badiane mooy njiital fédération bi ëmb béykat ya ca Saloum ñu teewlu kook Ibrahima Diame. waaw li may doon se mooy yéen ñëpp yëg ngeen ne ministre dafa am benn arrêté bu mu génnee woon wone ne dañuy dakkal gerte gi dem bitim réew pour sécuriser jiw bi maanaam aar jiw bi pour aussi sécuriser industrie locaux yi mooy usines yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi loolu ñu àndoon ci li taxoon ñu ànd ci mooy Sonacos bu fekkoon dafa yemoon ci 210 rek ñun duñ ko jaay waaye nangu woon na nag fekk ci gan yooyu boo yégoon 300 francs
kon comme nangu woon na ñun ñu d'accordoon ne loolu yoon la ndax ay partenaires lañ yoo xam ne yàgg nañoo ak ñun kon buñ ñu fekk see ci la ñu bëgg ñun aussi war nañ fexe jàppale leen ñu rafetlu ko lool waaye ci gannaaw ñu gis ne arrêté boobu am na ñu ko respecté wul ndax boo demee Sangil boo demee Taïba Niassène feneen foo dem kenn jëndatul gerte waaye tey boo demee booru Kahone dem booru Kaffrine ba léegi opérateur étranger yaa ngi jënd gerte te fa ñu sukkandeku mooy ci ay fan yu néew ministre bu ñëwee dina leen seen kat boo xam ne moom la ñuy yóbboo gerte gi kon nag réew mi mënul am kumba am ndey ak kumba amul ndey bu ñuy tere nañ tere ñëpp te it bu ñuy sécuriser nañu sécuriser bu ñu sécuriser ci wax rek dañuy sécuriser Sonacos ak jiw am ñuy jënd di yóbbu loolu mënuñ cee ànd kon nañ ko arrêter tout simplement. mu nekkoon Ibrahima Badiane di njiital fédération bi ëmb béykat ya ca Saloum juróom-benn simili moo bootu ci bi juróom-ñetti waxtu. ak RFM kumpa jeex na. Sénégal ak Gambie seeni autorité daañu tàmbali waxtaan ngir saafara jafe-jafe yi dem beeg dikk bi ci diggante ñaari réew yi loolu nag gannaaw ba syndicat bi ëmb transporteur ya ca Banjul ne daal boo moytuwul daanu bloqué oto yu Sénégal yi ñu banante dugg foofu la ca Gambie ne doxalinu Sénégal dafa méngoowul ak li CEDEAO tëral jëm ci dem ak dikk nit ñi ak seeni moomeel ci réew yi ko seq waa Gambie nag ne loolu ñu nasoon daal nay pexe ba tey jóguñu ci dañu ko suspendre rek bu saafara amul daanu ko doxal ñu teewlu kii di Mayacine Camara moo wax ci seen tur ci micro Aïssatou Faye Bodian. loolu je pense que fi ñu ci toll mooy rëccu rek parce que ku gis tey jii président de la République Macky Sall ak président Barrow ni seen yéene ci ñaari dëkk yi ku gis aussi ni ñu liggéeyee xam ne coow xajul ci diggante ñaari dëkk yooyu lu ñu war a éviter la regretté nañ ko disposition yëpp nag ñu ngi koy jël ba nga xam ne dinañ di waxtaan ak transporteurs yi di wax ba nga xam ne yii daal dootul amati disposition yi nag du nekk ay disposition yoo xam ne ay disposition force disposition waxtaan la di échanger pour que problème yi di bañ di ñëw parce que rafetul dëgg-dëgg fi ñu toll ni suñu diggante ak Gambie rafetul aussi ci diggante ñaari président yi nga xam ne saa yu ñëwoo ñu ngi góorgóorlu pour que ñaari dëkk yi di mun di demlante di ñëwlante duñ am benn problème di jàppalante pour njëriñu seen askan pour njëriñu cette population bi nga xam ne ñoo ci yeewu. ñoo wax ci kuréel gi nga xamante ni moo ëmb union des routiers du Sénégal ñoom itam ay transporteurs lañu yiy daw diggante Malek Sénégal ñu ne nag tey jii daal mooy seen ñetteelu bés su grève mooy bésu bu mujj bi sax grève bi nga xamante ni barki dem ba léegi ñu ngi ci ñu ne nag bokk na ci li leen métti daal mu di poste de contrôle yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk diggante Dakar ak Bamako poste contrôle yu métti tax daanaka seen liggéey bi xaw na sax ñoom transporteur yooyu le ñu des ba tey ci wàllu dem beek dikk bi ak dogal bi nguur gi jël ni ki démb daal di fi jëlee njëndum oto yi ñeel waa ñi liggéey ci administration bi RFM nag daal di ci def ab gëstu xool rawatina li nga xamante ni moo yitteel ñii di chef de village yi ñoom amoon nañu ay woto waaye ba Macky Sall yegsee la nangu woto ya ba tey ñu toog amuñu woto juróom-ñaari at si gannaaw si ba léegi ñu ngi koy mettitlu ndaxte ñoom nañ dal seen woto yooyu soxla woon nañ ko ngir seen liggéey ñu gën ko mën a def Macky Sall sax newoon na président de la République newoon na daal dana leen jox woto ya waaye ba léegi daal ñu ngi toog di xaar Salif Sow. oto yi moom amaloon na ci chef de village yu njëriñ bu baax a baax. woto yoo xamante ni dañ leen nangu sa ñoom atum 2012 ndaka mu jot ci boppu réew mi lee président Macky Sall jël na ndaamar yi nga xamante ni moom lañ joxoon chef de village yëpp jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon wàllum karange gi di police ak gendarmerie yu nu mel. li muy woto yi lee tolloon nañu ci juróom-ñaari téeméeri L200 monte ak amoon njariñ te am solo ci gis-gisu ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Faye jiite képp kuy chef de village te nekkee ci biir Sénégal. chef de village bés bu nekk dañ koy woo ne demal fii population yi mu administré am ay soxla bés bu nekk te amul oto bu muy doxee fi mu nekk nii man en tant que président national des chefs de village bu may déplacé wu de mon village Faoy pour aller répondre au sous-préfet de Fimela damay obligé jël Jakarta le minimum dinaa dépenser 5000 francs ci suma poche chef de village yi ñii di jël ay charrette ñii di jël ay Jakarta. looloo waral ba ñu waxoon président de la république ne leen delloowaat loto yooyu yile moonte loolu moom Macky Sall waxoon na leen sax waaw atum 2017 ca avril ba muy wax ak askan wi ne woon ne leen dina leen jox oto tegal leen ci sax weer wu nekk ñu dàmp leen dara
ñetti at ginnaaw gi chef de village yi ba léegi ñu ngi topp seen ginnaaw woto yooyu yële di daw mënuñ cee jot. Mamadou Faye chef de village bu Fawoon arrondissement bu Fimela la nekk département bu Fatick. ñun dañu woote di daje di def ay doléances di ko jooytu fu ne ba ñu dégg ne le président Macky Sall dana jàppale chef de village yi dellu leen seen indemnité dellu leen seen oto yi mais nag ñuy xaar parce que pour dox dara lu dul rek être au service des populations. seeni poste kon la ñuy làmb ngir liggéeyal réew mile ñoom chef de village yile seenu lim buñ koy xayma jamono ji nee ñu ëpp nañu fanweer ak juróom-ñaari junni ci Sénégal gépp. Salif Sow bus rapide transit bi nguur gi jógtee tàmbali lor ay nit ku weddi laaj commerçant ya ca Liberté 6 tey la ñu leen di jëlee fa ñu nekk ñoo ñi ŋànk projet bi daal ne kafuñu ci ndaxte délai bi jot na te waxtu du ci tegu. ndax la waroon yëpp def nañu ko jox nañu leen ñoom ñëpp ndampaay Khady Ndiaye Kébé ñu teewlu ko ceeg Seydou Nourou Ba. décision boo xamante ne autorité administrative bi muy préfet moom jël na décision boobu ñu libéré recasement amul dañ leen di dàmp gunge leen ñu mën a dem ndax fi ñu occupé moomuñu ko même bu fekkee ñu ngi fay daan seen doole dañoo occupé voie publique loo xam ne ñëpp a ko bokk ñoom foofu lañ dem toog di daan seen doole donc ñun dañ leen dàmp ñu mën a dem. donc si lañ leen fay. recasement du am fa mu leer. recasement amul ñun moom prévoir ñu recasement. léegi nag am na ñenn ñuy laaj ñu indemniser leen mais il faut comprendre aussi que fii dafa am éligibilité mooy ki war a bokk pour nga bokk il faut bi ñuy recenser nga nekkoon ci emprise bi ñu fekk la fa bu fekkee fekkuñu la fa nga def réclamation. boo defee réclamation nga justifier que yaa ngi fa woon mooy am nga papier parce que ñiy occuper voie publique yëpp dañuy fay li ñuy wax OVP mooy taxe d'occupation de la voie publique donc boo wanee ne yow yaa ngi fa woon ñu mun la jël parce que bu dul loolu ku mu neex rek nga jël sa table wala jël sa bâche lal si suuf ne si laa bokk te loolu xaalisu contribuable la donc koo xamante ne nekkoo fa woon bi ñuy tëral règle yëpp yow mënoo ci respecter benn te mënoo justifier que yaa ngi woon foofu ñun mënuñu la fay ndax éligible. Sénégal ak Japon xaatim nañu benn accord maanaam déggoo boobu nag ay koppar a ngi ci juróom benn milliard ci sunu koppar ngir tabax quai de pêche yu Joal ak it bu Mbour loolu ministre gi ñu dénk wàllum napp bi moom moo ko xamle Alioune Ndoye daal dina ne sax danañu jox ndimbal ña nga xamante ni ñoom ñoo yàqule woon ci bi quai de pêche bu Mbour lakkee moom nee na ci atum 2019 région bu Thiès daal dina dugal ci gafak nguur gi lu toll ci 250 milliards ci sunu koppar dafa doon teewe benn ndaje foofu la ca Mbour Abdourahmane Diallo. bi ñu jàkkaarloo ak jëwriñ bi yor wàllum napp gi ñuy yëngu ci wàllum napp gi nekkee ci région wu Thiès daal di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci jamono jooju sax la Aliou Ndoye daal di yëgle ay projets yu bees yu ñu jagleel Petite Côte bi. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Sénégal et le Japon ont signé. Sénégal ak Japon dañu xaatim benn don bu toll ak juróom benn milliard ak téeméeri million ngir ñu amal beneen quai de pêche ci Mbour ak Joal. Pour l'aménagement de nouveaux quais à Mbour et à Joal. muy yokk di xamle ni kilifa yi dinañu dimbale nappkat yi nga xam ni dañ yàqule woon ginnaaw lakk-lakk bi nga xam ni amoon na ci quai de pêche bi. état bi jot nañu enquête bi maanaam police def na enquête am ci wàllu woowu danañu xool ñun en tant que département nan la ñu mën a def pour nekk suñu wetu acteur du dëgg loolu nag man du ngeen doon bàyyi ba tant que fas yéene ma ne nangam la ba ñu d'accord ci du ma ko ŋàng fii. jëwriñ bi yor wàllum napp gi nag di xamle ni Mbour taxawaay gu am solo la am ci mbirum napp gi. région wu Thiès am na lu toll ak ñetti junni ak juróomi téeméeru gaal li ni mel sax a tax lu jege juróom-ñaari téeméeru junni tonnes ci jën ak xeet gi ni mel am nañ ko buñ ko xaymaa ci koppar ëpp na juróom-ñaari fukk ak juróom-ñetti milliards jën yu jot a transformé tamit toll nag fukk ak juróom-ñetti junni tonnes buñ ko xaymaa ci koppar mat na fukki milliards. ñii di yëngu ci wàllum napp gi nag di am yaakaar ci seeni jëwrin ñu jàpp ni rek seeni mbébét yi nga xam ne wax nañ ko Aliou Ndoye dina def kémtalaayu kàttanam ba saafaral ko. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. Youssouf Bodian ngi lay nuyu. di la fay Barthélémy. tàmbale ko boxe ak ñaareelu journée tournoi qualification olympique tey lañ koy tàmbali. Sénégal kon ki di Matar Sambou moom mooy ñaareelu boxeur am bi yéeg ci ring bi tey ci ngoon lay doon moom mi nekkoon kon centre Jacques Chirac nekk jamono yi ci Londres ci Angleterre dina jéem kon qualifié ci beneen tour bi ginnaaw élimination bu Pape Matar Ndiaye
moom mi nga xamante ne moom it États-Unis la bàyyeekoo ngir teewal Sénégal démb nag doomu Angola moo ko éliminé Soro Thiam teewee na combat am fële ca Dakar Arena. Sénégal amul ndorteel gu rafet jëm ci tekkiyo yi Pape Mamadou Ndiaye mi bokk ci catégorie 69-75 kilos yi nag dañ ko daal di éliminer ci préliminaire yi naam metti na ko waaye teewul muy encouragé naataangoom yi. ma ñëw ñàkk sama combat te maa nekkoon favori sénégalais yi dañu moon sax bu fekkee benn médaille la ñu am man lay doon barke sëñ Touba loolu lañ wax ma ñëw ñàkk ma xam ne loolu ci man du ci keneen xëy na ñàkk naa peut-être ndax dama jël benn coup boo xamante daf ma pénaliser ci premier round bi ñu compter ma ay tonnes xëy na loolu moo wàññi samay point su ma ne woon damay indi ndam li pour motiver sama yeneen gars yi ma nekkal mais ma ñëw ñàkkit bu tax ñoom ñu découragé maa leen di ñaanal. Daniel Eduardo Zula nag moo di angolais bi ko génnee ci ring bi. moi je viens très loin donc je viens de France. fu sori laa jógee te wane naa ko c'est vrai que sama adversaire bi moom tam liggéeyoon na ñëpp seet nañ ñi ci combat bi man maa ko ci gën a taxaw man nag waruma woon ñàkk waaye damay nangu ndogal. mon travail a montré que j'étais plus fort. bu dee Pape Mamadou Ndiaye moom jot na jongante ba ñu éliminé ko Pape Mamadou Sow moom tàngal yaram wi sax àggu ca ne dafa disqualifié. amoon naa confiance totale ci man wallahi azim et je savais que sama combat woon dinaa qualifié ci vice président bi la kan parce que dafa ma woo téléphone ci hôtel bi ne ma pour mu indi ko sama licence mu jël 5 licence jox ko waa CIO après CIO ne ni licence yi nekkuñu en jour mu fàtte sama licence ci saagam après mu woo ma téléphone di ma laaj sama licence mais sama licence jox naa la ko bu mu gisee licence bi bu ñëwee après ñoom ñu leen boucler leen inscription parce que inchallah am na beneen deuxième sens Paris bi je demande tous les autorités ñu jàppale ma ci. fukk ak benn combat nag moo amoon ci programme première journée bi niki aljuma ji nag beneen sénégalais dina yéegat ci ring bi mu di Matar Somb. Soda Thiam Youssouf ñu wax ci stade olympique bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene defar ca Diamniadio teg xeer wu njëkk wi démb weeru août 2021 daal la ñu ne ci lañ koy dalloo. maanaam liggéey yi kon ci diiru at ak genn wàll lañ koy amal président de la république Macky Sall moo teg kon xeer bu njëkk bi démb foofulee ca Diamniadio ñu fekki Abdou Diouf Diagne. stade bi nga xam ne la ca fas yéene nekk ci ay toogu toll na ci fukki junni dina am système boo xam ne ndoxu boppam ak courant boppam lay yor am na ay terrain entraînement ak piste boo xam ne ñiy def athlète ñoom ñoo cay nekk liggéey bi nag fas na yéene jeex ci weeru août atum 2021 bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall. J'ai eu un déjeuner à l'Inde. ci benn waxtaan boo xam ne dama ko doon def ak président FIFA loolu ca coupe du monde ba la ma gis stade bi nga xam ne moo nekk Pologne ma ne ko man de stade bu mel nii laa bëgg mu daan may wax njëg nag seer na lool waaye man jàpp naa ne njëg gu seer wurta tax suñuy ndaw ak ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram duñu am ay jumtukaay yu rafet kon nag maa ngi leen di jox dig daje ci weeru août atum 2021 ngir ñu mën a daloo stade bile. 2021 pour l'inauguration. tabaxu bërëb boobule nag liggéeykat yu bëri dana leen ca soxla bu ñu sukkandikoo ci Salim Moura moom mooy directeur bu entreprise turque bii di Zuma muy xam ne sax war nañoo toll 2,5 téeméeri ouvrier ci yéene boole lu tolloog 2,5 téeméer ay ouvrier dinañ am nag ay ñoo xam ay sénégalais ñu war a liggéeyandoo ak ñoom ak ay fournisseurs yoo xam ne lépp lu ñu soxla tamit ñoo ñu koy jox te ay sénégalais la ñuy doon fas kool boo xam ne dañ ciy tàggat sénégalais yi gis naa ne daal njëriñ bu bëri la mën a amal réew mi stade boobu nga xam ne ci fukki weer ak juróom-ñaar lañ ko fas yéene liggéey war na mën a tax nag Sénégal organisé Coupe d'Afrique fii ak ñeenti at di bëgg-bëgg njiitu réew mi. Je demande. maa ngi wax nag ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram mu liggéeyandoo ak waa fédération bi ndax fii ak ñeenti at Sénégal war na daal di mën a dalal Coupe d'Afrique ndax jumtuwaay yépp jamono ji mu ngi fii. à venir la Coupe d'Afrique. beneen bëgg-bëgg boo xam ne Macky Sall daal na koy xamale indi ay réforme ci wàllu tàggat yaram gi ñu amal ci école yi ak ci université yi muy xam ne loolu rek moo mën a tax Sénégal mën a am ay champion RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Coupe d'Afrique moom 4 ans am na jox nañ ko ba pare. ñeneen donc xam naa fii ak ay at il faut nga am ay stade yu bëree bëri. waaw léegi 24 la. donc day xaw a jafe. parce que du 6 stade. au moins di nga am 6 gis na Cameroun booba léegi ñu jox leen ko ab waaye mënuñu pare. affaire yi yombul. waaw du yombeewul noonu. oui noonu. waaw ñu jeexale wàllu Europa League bi. ak matchu 16e de finale yi nga xamante ni joué nañ leen démb. ak doomu Sénégal yi nga xamante ni bokkoon nañu ci match yooyu ki ci gën a fës di Dame Doy dugal na biu Copenhague bi nga xamante ne kon dafa def match nul ak Celtic Glasgow 1-1 ñii di waa Olympiakos Ousseynou Ba moo nekkoon seen défense Arsenal moo leen daan benn bal ci dara Lacazette moo dugal seen but kii di Pape Abdou Cissé mu ngi yoon ci banc bu Olympiakos Ludogorets di club bu Bulgarie Stéphane Badji moom dugg na ci ñaareelu période bi waaye dañoo ñàkk seen diggante ak Inter Milan ñaari bal ci dara Istanbul Başakşehir kii di Demba Ba titulaire la woon ci match bi waaye Sporting Portugal moo leen daan ñetti bal ci benn laata ñuy dem kon ak tamit Manchester United fàttewoon naa ko ak Club Brugge
un but partout Club Brugge kon moo leen dalaloon waaye doomu Sénégal mi di Crépin ak Youssouf Badji bokkuñu ci ndax gaañu ñii di waa Côte d'Ivoire ñoom nag dañoo dàq seen entraîneur di Ibrahima Kamara mi nga xamante ni moo yoroon équipe bi 2017 ba léegi moo leen yóbboon sax ci CAN bi passé ñu dem ba quart de finale moom Ibrahima Kamara kon fédération bi dafa décidé kon daal di séparé wu ak moom ba fi mu toll nii waxaguñu kan moo ko war a wuutu jamono ji nga xamante ni weer moo des laata kon Côte d'Ivoire di daje ak Madagascar ñaari match yu dox ci wàllum éliminatoire CAN bi di ñëw moom Ibrahima Kamara nekkoon na kii di adjoint Hervé Renard laata kon mu koy wuutu 2017 ci banc bu Côte d'Ivoire Barthélémy. jaajëf Youssouf Bodian ñaar fukki simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu dalal Anna Rocha ci xibaar yi ñeel aada. maa ngi leen di nuyu mbokk yi démb ak léegi Banjul mu ngi dalal festival international Soninké cérémonie officielle d'ouverture bi ñu ngi koy amal ca stade bu Bakau ci teewaayu njiitu réew ma di Adama Barrow ay délégation jóge Sénégal waaye itam ci yeneen réew ci sous-région bi teewee nañ boobule xew-xew yeneen i leeral ak suñu envoyé spécial ca Banjul Ndate Diop. hymne national bu Gambie jib ci kanamu njiitu réew ma di Adama Barrow ci biir stade bu Bakau juróom-benneelu édition bu festival international Soninké door ci yooyu anam juróom-benni réew bu dendu Afrique sowu jant ak délégation yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci diaspora Soninké jóge ca France Angleterre Espagne ak ci États-Unis défilé ci seen aada ak cosaan Khalil Sy moom mooy secrétaire général bu association Soninké bu Sénégal. kontaan ak mbégte ñëw fii ak sunuy mbokk vraiment ñëw défilé ci kanam président Barrow ak saraxule yëpp saraxule Sénégal wane seen cosaan wane seen i mën-mën. Soukayna Diabira moom ci délégation bi jóge France ca la bokk. On dit que l'union fait la force donc ça fait partie de la force des Soninké. loolu yëpp doon amee ci kanamu njiitu réew bu Gambie bu yëkkati kàddu ci xol bu sedd guyu. léegi nga sikki ndokk ben ceewante ñeen. tey jii nii mun naa ne man maay président Soninké Afrique ak Soninké diaspora dafa yàkkamti woon sax si ñëw mu gisee sama mbokk saraxule sama yaram dafa tàng ba discours bi demee nii. président Adama Barrow ngeena kaaraange. diirub ñeenti fan kon Gambie di nekk célébé yoonuk askan wi làkk Soninké ngir wane bokk gu mu bokk ci googu communauté ak jàppale gu mu leen di jàppale njiitu réewu Gambie joxe $1 million ci ay dalasi ci xayma di fukk ak ñaar ci ay millions ci suñu koppar. Issa Mbaye Sow dina amal tey jii ci ngoon benn concert ca Institut français bu Ndakaaru war fa présenter albumam bu bees album bi kon mën nañ ko jënd léegi fii ci Sénégal artiste bi nag di ci delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoo di sàmmkat yi dañ ci déglu Laxat Ndiaye njiital kuréel gi di Afrique Consulte Culture ci micro Adja Marie Thiam. waaw album bi Issa daf ci liggéey ak benn artiste bu ñuy wax Wouter van der Nabele ku nekk ci sa cosaan Adam mooy culture pël yi seen càmm yi ñu def ak yooyu kële itam moom violon bi mu yor kii la ñuy joué kora ñenn ñi ñu ngi joué xalam ñenn ñi ñu ngi joué traditionnel Issa ci bi riiti bi ñaañoor bi di ko benn ñaaro jaxasoowu culture yi ñoo fi war a fii ci Institut français de Dakar. réewu Cap-Vert jamono yooyu mu ngi ci tiis ak nakar gannaaw génnuk àdduna artiste bi di Georges Netu nekkoon koo xamante ne ràññee woon nañ ko loolu ci wàllu culture populaire bu Cap-Vert ni kii démbal daal di génn àdduna gannaaw ab AVC daanaka ci lu yàggut dara ci weeru novembre gi lee weesu amal na fi concert ci festival de la musique du Cap-Vert di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ñeel aada bi lay yoon ci seen magazine xalam.